santam di leen remercier yéen journalistes yi ci seen teewaay bu am solo bi lii day firndeel ni li ñu war a wax am na solo ndax ginnaaw bi ñu askanu Sénégal wóoloo yóbbu ñu Assemblée nationale à travers li nga xamante ni moom mooy l'intercoalition Yewwi Askan Wi Wallu Sénégal jox ñu majorité à l'Assemblée nationale bi incident yi amee keroog ci installation bi yéen journalistes yi ku ci nekk ñàkkul ci yéen ku mu woo ci ñun ngir am explication mais jàpp naa ni comme ni ko wolof di waxe wax dafa jooy ñu ne ko looy jooy mu ne dañ maa wax te jotuma ñu doon xaar ba tey ngir jàkkaarloog sénégalais yi wax leen exactement li nga xamante ni moom moo xew keroog ci installation bi balaa boobu dañu bëgg a rendre hommage ñi nga xamante ni mooy le peuple sénégalais ndax bi ñuy dagaan baatu askan wi dañu ànd ak sunuy leader muy les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi et ku ne xam na injustice bi nga xamante ni moom lañ ñu tegoon ci li nga xamante ni mooy la liste titulaire nationale bi nga xamante ni leader yépp ca la ñu nekkoon malgré le fait que ñoom ñu xam ni du ñu nekk ay député mais ca la ñu gën a laxasaayu ànd ak ñun sur le terrain ñi nga xamante ni ñoo nekkoon ci liste départementale yi ak ñi nga xam ni ñoom ñoo nekkoon ci liste nationale bi suppléant bay seen waar ànd ak ñun sur le terrain jaay sénégalais yi li nga xamante ni mooy sunu contrat de législature ci 14e législature bi ba sénégalais yi wóoluñu jox ñu lu am solo loo xamante ni mësta am ci Sénégal depuis 1960 ba léegi loolu nag bi ñu ñëwee def na njàqare ci li nga xamante ni mooy le camp d'en face c'est la première fois dans l'histoire politique ci Sénégal nit ki yore pouvoir exécutif amul majorité Assemblée nationale ba tax na xar kanamu Assemblée nationale ku ne xamoon na ni dana changer et lépp loo xamante ni à travers Yewwi Askan Wi doon nañ ko wax population sénégalaise bi ñuy dagaan seen baat loolu la ñu fas yéene jëmmal ca biir Assemblée nationale keroog li xew ñépp a ko métti ndax bi ñu duggsee ci li nga xamante ni moom mooy Assemblée nationale ñu convoqué ñu 10 heures 15 heures le secrétaire général bi di soog a pare li nga xamante ni moom la doon def donc kenn mënuñu woon imputer la responsabilité retard boobu ñun Yewwi Askan Wi ñun ñoo nekkoon premier coalition bi nga xamante ni déposé nañ suñu groupe parlementaire parce que loolu moo waroon a njëkk a commencé bi ñu ñëwee ñu déposé suñu groupe parlementaire ci la ñeneen ñi di soog a déposé notamment le Benno Bokk Yaakaar parce que ñoom il fallait ñu xam ñun lan la ñu def pour ñu sukkandiku ci ngir mën a avancer bi ñu duggee ci biir salle bi aussi ku ne xam na ni la fa xew jaaduwul avant même que doyen d'âge bi wala le bureau d'âge composé par député bi nga xamante ni moo gën a mag assisté par le secrétaire général de l'Assemblée nationale avant ñuy installé wu ci la ñu envoyé ay huissier ñu jël ay bulletins de vote dugal ko ci ay enveloppe ñëw di ko distribuer alors que séance bi ibbeeguñ ko woon d'abord loolu mooy premier manquement bi nga xamante ni dugg nañ ci salle bi aussi ñu waxtaan ak ñoom ci li nga xamante ni moom la ñu war a def xanaa balaa ngay wax ni nañu voté nga wax ni ñan ñooy ay candidats yi déclaré ci li nga xamante ni mooy règlement intérieur Assemblée nationale dañu wax ni ñetti bulletin moo am bulletin bu weex bu fekkente ni da ngay voté pour bulletin bu bleu bu fekkente ni da ngay voté contre bulletin bu weex rayé de bleu su fekkente ni da ngay def vote abstention mais législateur bi muy bind loolu ci texte bi muy règlement intérieur de l'Assemblée nationale prévoirul woon ni li am ren mën na am ci biir Assemblée nationale maanaam dem ba dépasser ñetti candidats et ren ñu demoon ba am lu toll ci ñeenti candidats bi ñu leen waxee loolu ñun suñu proposition moo doon lan nañu wut li nga xamante ni mooy ay bulletins de couleur
ñoom ñu ne duñu ko def parce que jàpp nañ ni il fallait ñu sécuriser li nga xamante ni mooy benn voie bi ñu jàppoon ni rawee nañ ñu ko loolu moo indi woon jiixi jaaxa bi bali xew-xew et ku ne xam na ni président Macky Sall nekk président de l'Union africaine tey gàcce war na nekk ci biir kawam ndax c'est la première fois dans l'histoire politique du Sénégal ay gendarme dugg ba fi député yi nekk ngir mën a imposer benn installation président de l'Assemblée nationale nit ñi dañuy faral di bàyyi seen xel ci li xewoon 1962 mais même 1962 loolu amul woon ndax 1962 bi crise bi méttee gendarme yi dañoo ñëw empêcher ñi ànd ak Lamine Gueye ñu dugg ci biir Assemblée nationale Mamadou Dia nekk biir Assemblée nationale ñi ànd ak Lamine Gueye nekk kër Lamine Gueye Senghor nekk ci palais bi donc gendarme yi dugg ñu woon ci biir hémicycle bi c'est la première fois dans l'histoire politique lii xew-xew te lii ku ne xam na ni dafa suufeel li nga xamante ni moom mooy sunu démocratie sénégalais yi nag biñ ñuy fal ñun dañ leen waxoon ni cohabitation la ñu bëgg la xew France exactement moom moo xew fii ci Sénégal et sénégalais yi bu ñu demoon ba adopté loolu c'est parce que bëgg nañ benn assemblée nationale de rupture ndax ku ne xam na ni 12e législature ak 13e législature lu ne sénégalais yi yàq nañ leen ko ndax lan la ñu doon am ay députés yi nelaw ay députés yi tàccu ay députés yoo xam ni dañu laaj lan le président de la république bëgg ngir ñu jëfe ko donc biñ ñi indi assemblée nationale ak nombre bu am solo bi dañ ñu waxoon ni su ngeen demee na ngeen am fulla am fayda ba la ñu daan gis assemblée nationale dootuñu ko fa gis keroog ñoom bi ñu defee li ñu def ba pare yàlla xam na ni ñun tooñuñu kenn ñoom ñoo jalgati li nga xamante ni mooy loi organique règlement intérieur assemblée nationale ba pare wëlbatiku ci suba gi bëgg ñoo tam dëmm tooguñu fi ngir expliquer parce que sénégalais yi xam nañu ne dañu ñu tooñ ay la yëwan mais c'est extrêmement important ñu jël engagement devant les sénégalais wax leen ni leen li taxoon ñu yabal ñu assemblée nationale danañu ko matal ba mu mat sëkk incha allah ci kàttanu suñu borom ku ne gis na ni assemblée nationale bi génn opposition bi néewoon na fa doole trop mais terewul ña fa nekkoon toll ci benn groupe parlementaire boo xam ni matul ñaar fukki nit keroog ba ñu waree lever immunité parlementaire bu Barthélémy Diaz te teguñu ko ci yoon ku ne xam na ni ña fa nekkoon di ay kilifa taxawaay bu mel ni bii ñu taxaw moom la ñu amee woon li leen jaaxal nag mooy nombre bi nga xamante ni multiplier nañ ko par 3 nombre boobu ñëw jàmmar la ak ñoom te ñoom dañu war a xam ni assemblée nationale bii du assemblée nationale forcing dañu war a xam ni assemblée nationale bii du assemblée nationale jaay doole parce que bu dee doole ëpp ñu doole ndax rapport de force yi dañoo yam ñun am nañu 82 députés toute l'opposition confondue ñoom seen majorité bi mi ngi gën a jëm ci suuf ndax ku xam na problème yi nga xamante ni moom la ñu am donc ci loolu su fekkente ni ñëw nañu nag bëgg a jaay doone ku ne xam na ni loolu mënta nekk et li nga xamante ni moom moo xew keroog dañu bëgg a jël rek le peuple sénégalais à témoin su fekkente ni lu ñu war a defaat la ngir delloosi li nga xamante ni mooy dignité député à l'Assemblée nationale nañu xam ni danañu ko defaat keroog ñu ci bëri dañu jàppoon ni li ñu doon xeex mooy ministre ya fa toog te waruñu voter nañu génn mais li ci gën a am solo mooy ba ci répartition li nga xamante ni moom mooy bureau assemblée nationale keroog président Birame Souleye Diop wax na ko devant le perchoir de l'Assemblée nationale ñoom bi nga xamante ni ñu ngi jël seeni poste de vice-président ñaar la ñu waroon a jël Yewwi jël ñetteel bi ñoom ñu jël ñeenteel bi Yewwi jël juróomeel bi ñoom ñu jël juróom-benneel bi Wallu jël juróom-ñaareel bi ñun ñu jël juróom-ñetteel bi mais dañoo def forcing def li leen neex ni dañuy jëlandoo ñeent yi nga xamante ni mooy jiitu premier vice-président ba 4e vice-président
yëpp keroog dañu bëgg a jël rek le peuple sénégalais à témoin su fekkente ni lu ñu war a defaat la ngir delloosi li nga xamante ni mooy dignité député à l'Assemblée nationale nañu xam ni danañu ko defaat keroog ñu ci bëri dañu jàppoon ni li ñu doon xeex mooy ministre ya fa toog te waruñu voter nañu génn mais li ci gën a am solo mooy ba ci répartition li nga xamante ni moom mooy bureau assemblée nationale keroog président Birame Souleye Diop wax na ko devant le perchoir de l'Assemblée nationale ñoom bi nga xamante ni ñu ngi jël seeni poste de jël ñeenteel bi Yewwi jël juróomeel bi ñoom ñu jël juróom-benneel bi Wallu jël juróom-ñaareel bi ñun ñu jël juróom-ñetteel bi mais dañoo def forcing def li leen neex ni dañuy jëlandoo ñeent yi nga xamante ni mooy jiitu premier vice-président ba quatrième vice-président ñun dañoo ñëw pour bloquer assemblée nationale ñu bàyyi leen ñu def ko waaye suba ku ne xam na ni danañu dellu assemblée nationale ngir def toilettage u les commissions permanentes commission yooyu nag dañu ko lister de 1 à 14 maanaam benn ba 14 ay la yëwan nañu defoon ci bureau ba maanaam 4 premiers yi nga xamante ni moom la ñu jël suba ñoom nañu jël 7 premiers yi sinon la xewoon assemblée nationale dana xewaat et loolu aussi c'est pour prendre le peuple sénégalais à témoin et leneen li nga xamante ni moom moo ci des dañoo xaw rus am gàcce suñu demee ba président de la république charte ndeyu réew mi wax ko ni dafa am séparation des pouvoirs maanaam ci li nga xamante ni moom la diriger muy le députés du Sénégal ont été élus exactement comme l'a été le président de la République du Sénégal ce n'est pas parce que bërki démb da nga daan am majorité écrasante am majorité absolue di def li la neex di buur di bumi tey mbir mi soppeeku ba xamatoo foo jëm ngay envisager ni war nga mën a dugal sa loxo ci assemblée nationale boobu ba ñuy junj lim ñuy junj lépp xam nañ ko mais nag ful la mooy jaay Dakar wala mu mos jeexal ko li nga xamante ni moo amoon assemblée nationale wonni na ndax am ngeen ay députés yu am fulla yu am fayda yoo xamante ni danañu taxawal askan wi ngir li nga xamante ni mooy jooyu askan wi jóge ci département yi jóge ci communes yi jóge ci Sénégal gi yépp incha allah danañ leen ko teewal ba mu mat sëkk et ñeneen ñi nga xamante ni nag ñu ngi jàpp ni ñun dañoo war a bloquer ah non du ñu bloquer parce que nous sommes des Sénégalais li ñu amal solo mooy Sénégal bu jëm ci kanam et ñu ngi leen di xaar incha allah loi de finance baa ngi ñëw marathon budgétaire baa ngi commencé lépp loo xamante ni askan wi la yitteel waaye Yewwi Askan Wi ñëw ci jiitu lépp loo xamante ni nag nguur gi ak Benno Bokk Yaakaar la yitteel ñu ngi leen di xaar de pied ferme donc askan wi loolu lañu amoon pour le moment di leen wax ma jëbbal kàddu gi ki nga xamante ni mooy suma naataangoo Abbas Fall di leen sant bu baax di leen gërëm jërë ngeen jëf